daje fii tey ñooy askanu waa Géejawaay Njaareem Limaamulaay bi si njëkk mooy ku ne xam ne ni Géejawaay tey jii xat na lu bëri manqué na fi lu bëri amu fi li njëkk manqué mooy ñi nga xamante ni tey ñoo bokk dëkk fii muy mécaniciens yi di menuisier yi di soudeur métallique yi tey ba jamono ji fii ñu nekk nii kenn amut fooy liggéeyee ci pëccoo xool li ñu nekk nit foo nekk di daan sa doole ñu dàq la fa ba ñu bëri dem nañ tey seen bundu kër li ñu toog di ko liggéeyee te loolu ma yaakaar ne jekkul yeyowut kër yi xat na ba pare atelier ay menuisier ki métallique ki mécanicien bëgg a ñëw ci biir quartier yi di fa liggéey loolu yaakaar naa jekkul ba tax na loolu bokk na ci point yi nga xamante ni bokk na ñu gën a ñëw toog fii wax ko Géejawaay nag li manqué bëri na te amatuñ benn espace boo xamante ni mooy fii nekk nii géej gi nii nekk fii nii am na ay jamono suñu xel ak suñu xalaat mus xalaat ne war nañ koo mën a jël dëkkeeku mais bu yàlla dogee jamono di daw di dox ba 2020 ñu gis ñu jox ko ay suñuy dëkkandoo ñu commencé defee dëkk ñun ñu am yaakaar ne kon xel dal na war nañoo mën a ànd ak ñoo ngi dëkk mais malheureusement li ñu gis demeewut noonu ku ne xam ne Géejawaay manqué na école Géejawaay manqué na santé Géejawaay manqué nag sapeur pompier quand sapeur pompier caserne bu mag amu fi Géejawaay préfecture bi fi nekk dafa loué kon tey yaakaar naa ne yeyoo nañ fii li nga xam espace bi ñu am muy 18 hectares te Njaareem Limaamulaay moom ko yeyoo nañ fi am fi dara loo xamante ni waa Géejawaay gépp danañ ci gis seen bopp bu loolu weesoo ñu gis ñuy doxalee noo xamante ni littoral bi ñun tey jii dafa am lu ñu si bett lool te kenn defu ko ku dul koo xamante ni mooy suñu président de la république Moussa Macky Sall yaakaar naa li am fii yëpp moom moo ko def parce que ñi fi nekk nii tey jii ñu indi leen fi teg leen fi jox leen 5 hectares muy magistrat yi ay nit luñ comme ñun di ay doomu aadama yor ay famille te ñu leer nañu mun nañ waat ci yàlla ne ñun ñoo leen gën a soxla fii ñu leen jox parce que ñoom ci lañ ne ñoon ñi ngi seen am seen xëy di liggéey di gagné seen vie ñu leen koy jox te sa am na ñoo xam ne mosuñoo ñëw Géejawaay fii nag ñu nekkoon ko di ko sàmm tili yi bukk yi lu ne am ci àll bi ñu di ko sàmm ba tey jamono ñu dem 2020 ñu bëgg ko nangu suñuy loxo jox ko ñeneen loolu lañ leen mënutul continuer mënutul nekk léegi nag li ñu bëgg mooy ñun Géejawaay dañ see bokk am si wàll ba ñu ko compal kenn jox ko waaye dañoo jàpp ne li gën a yeyoo maanaa lu gën a taxaw te nekk te war a am mooy ñi ñu fi nekkoon di ko sàmm ba jamono toll fii ba kër yi xat ba nit ñi amatuñ fuñ dëkk damaa jàpp ne ak koo mën a daggal ña fa dëkkoon war nga leen mën a bàyyi xel war ngeen a xam ne ñii njaboot gi màgg nañ xale yi amatuñ fuñ dëkk même foo liggéeyee amootoo ko ñu toll 2020 wala jëm 2025 ñu jàpp ne fast track bi Macky Sall doon dox muy président ñun si loolu lu ñu bëgg a tey jii teg Géejawaay muy système fast track di 2020 2025 ñu defal Géejawaay loolu nag pour mu am institut bi am fii nga xamante ni ku ma am ndey ak ku ma amul ndey ñu jël ñenn ñi jox leen bañ a jox ñenn ñi ne ñu ngi siy xalaat yaakaar naa xalaat warut a am si lii xalaat moom ba nga koy def avant ngay dagg bay jox kenn nga waroon xalaat mais munoo dagg jox ñi la neex tëb ñeneen ñi jox ñeneen bëgg la yóbbu ay tawféex ay fàq dëkk yooyu ñun duñ ko nangu tey duñ ko nangu léegi nag li jot dafa jot fii ay xale fi nekk ay ndaw ay 25 ans 30 ans seen avenir mooy joué si lii ku ne xam ne Géejawaay benn espace moo fi des muy espace bii nekk fii kon ñun war ñoo xoole mbaa ñuy sàggante bañ jël ko suñuy loxo di ko jox ñeneen kon ñun boobaa ay défaillant luñ parce que lii ñoo ko war a sàmmal suñuy sët ak suñuy doom comme ni ko suñu bàyyi téye woon ku xam ne góor gi Samba Diaw góor gi Cheikh Wade góor gi Aline Gadiaga góor gi Yoro Sarr ñooñu dañoo sàmm fii bañ màgg tey jii nag ñun loolu suñu responsabilité la tey ñu téye ko sàmm ko jël ko dëkkal si doomu aadama yi ñun loolu mooy li ñu war xuloowuñ nag saagawuñ xasawuñ suñu alal la ñu moom ko ñuy wax ne ki nga xamante ni moo yeyoo joxe muy président def na lu mu def mënuñu ko dindi mais dañ koy ñaan lii ñu fi desee muy ak néew lii ñu fi desee dañ koo soxla pour suñu njaboot yi jël ko ñi def ci village artisanal def fi lu fi manqué bëri na yoo xamante war na fee am loolu nag demel naa dañ koy laaj si njëkk ak teranga mu jox ñu suñu yëf parce que mënatuñoo xaar parce que l'heure jot na waaw jot na waaw am na lu ñu gën a naqari parce que Géejawaay ak fi mu toll
autorité yi bala ngeen a gis rek élection moo am wala tey président soxla bu président soxlaa autorité yëpp da ngay gis ñuy jaabante Géejawaay kër gu nekk ñu dugg fi xar bu am doom sax ñu ñëw seet si la xar bu amee doom dañ lay seet si mais bu loolu ñu soxla jàllee dootoo leen gisati depuis 5 ans xaw ma 4 ans gisuñu benn autorité bu nekk fii littoral bi li ngay gis coow li di bëri amul benn autorité bu taxaw sañ say wax commencé par suñu maire Aline Sall mooy maire de la ville maire Aminata Kanté moom la njëkk a agressé commune am mu taxaw na pat waxul génnul dénoncé wul waxul dara maire Baydi Seye kenn dégg ko mu wax dara maire Racine Talla kenn dégg ko mu wax dara parce que ñooñu dañoo jàpp ne ñoon ak président ñoo ànd kon ñooñu mënuñoo xeexal li ñuy xeex dafa jot nag xeex bi du xuloo du saaga li ñu moom la juddoo fi yaroo fi màggee fi suuf bu ne koo gis mu koy laaj da nga faa juddoo yaroo fi màggee fi mais kenn créé suuf coow li ngeen dégg lépp ku naan maa moom suuf si da ngaa judd fekk ko fi fii dañoo judd fekk ko fi seen moomeel la dafa jot ngeen taxaw pour liggéey Sénégal te yéen ñee ko war a liggéey yéen ndaw ñi du kenn ku leen koy liggéeyal loolu laa bëgg ngeen xam ko. que ñu dañoo bëgg revenir juste sur besoin yi nga xam ni commune Ndiarème Limamoulaye soxla na ko ak tamit ville de Guédiawaye ci besoin yi bokk na ci boo xoolee sur domaine loisir daanaka ñun boo xoolee dañoo nekk trop en retard ci évolution monde bi ndaxte boo leen xoolee fii nii Guédiawaye daanaka ñun comme lu ñu am comme ressource muy géej gi nii daanaka suñu ndaw ñi moom rek lañ am pour mën a ñëw fii pour mën fee jàng fee te li ñu constaté ñun ñëpp mooy que ni géej gi dafa dangereux géej gi nekkul sax plage à la baignade plage interdite à la baignade la mais par manque de moyens aussi par manque de choix moo tax suñu rak yi chaque jour ci la ñuy ñëw fii di fi feey te gis nañu résultat yi mooy ay noyade rek lañ fiy gis donc ñun ñu gisoon ni espace littoral bii nii war nañ cee war a mën a am au moins benn centre olympique ba nga xam ni dina mën a permettre kat suñu ndaw ñi ñu teel leen a initier ci affaire natation pour au moins ñu xam ni natation sport la ba nga xam ni ëllëg war na mën a jëriñ point boobu noonu ñu ngi si interpellé chef de l'État mu jël si ay mesures wala à défaut de cela géej gi instant yi ni mel ni mënuñu toog rester inerte parce que ba léegi ni mi ngi def ay ravages te ba léegi ni dégguñu benn autorité bu si jël ay mesures donc am na ci ay géej ya nga xam ni gars yi jël na si ay mesures ya nga xam dañu jël ay xeer lañ jël branché ko si biir géej gi ay ngandi xeer ya nga xam ni dina mën a permettre kat géej gi vagues yi du mën a am doole noonu ba de telle sorte que dina mën a permettre kat suñu rak yi ñu mën fee fay de façon sûre et waaw de façon sûre léegi bu loolu jàllee dañoo gis tamit ci wàllum éducation bi boo xool benn lycée rek moo fi nekk muy lycée Seydina Limamou Laye comme lycée d'excellence te boo xoolee instant nii Guédiawaye soxla nañ lycée soxla nañ tamit ay collège bien vrai que ni le maire Alioune Sall mi ngi siy def ay avancées parce que mi ngi réfectionné ay écoles mais c'est insuffisant comparé à la demande donc moom tamit ñu koy lancé appel su ko mënee yokk muy yokk ko parce que on a l'espace bi dañ ko war a utiliser à d'autres fins mais pas ñu bëgg koo def de façon personnelle bëgg koo personnaliser bëgg koo jaay nit yi nga xam ne ñoom ñoo koy jëriñoo littoral bi mën naa ni pour Guédiawaye la pour commune Ndiarème Limamoulaye la kon donc da cee war def la nga xam ni jeunesse bi dinañ si gis seen bopp mag ñi dinañ si gis seen bopp comme li déjà souligné léegi muy ci affaire artisanale bi parce que boo xoolee comme que gars yi dañ leen a désinstallé fi ñu nekkoon mooy occupation anarchique bi te loolu on est très d'accord mais gars yi yaakaar naa nit ki boo ko démantelé war nga koo caser comme que on a l'espace ici pourquoi pas ne pas créer benn village artisanal ba nga xam ni kat dina regrouper képp ka nga xam ne démantelé woon nañ la ñu caser la fii nii de telle sorte que mu am benn organisation ba nga xam ni tey jii Guédiawaye boo ñëwee lépp loo soxla rek da ngay dem benn lieu de façon directe boo dee foofu noonu lépp lu nga bëgg foofu noonu di nga ko am te tamit bu ñu seetloo tamit gis nañ tamit Guédiawaye la majorité des élèves ou bien des étudiants dañoo xaw a nekk en retard ci wàllum informatique boo xoolee y a pas assez de salles informatiques y a trop de problèmes mais nous jugeons nécessaire que ces 3 problèmes que je viens de citer vraiment méritent d'être traités et de façon rapide instant yi amuñu temps comme ni ko déjà waxee amuñu temps bi ñu fiy xaar 2025 du moins bëgg nañ Guédiawaye amaat beneen visage parce que tey jii mën naa ni suñu mor yi deewoon année 60 tey jii koo ci yee mën a dem këram dugaat këram parce que amul dara lu fi changé kon donc ñun li ñu bëgg mooy Guédiawaye ñu xam ne Guédiawaye ville la waruñu am dara lu ñuy envier à Dakar lépp lu am Dakar war na mën a am fii ay place de l'Obélisque war na mën a am fii ay Magic Land war na mën a am fii boo xoolee suñu jeunesse bi 30 décembre su jotee ñun ñëpp Dakar la ñuy xalaat a dem donc pourquoi pas ñu fi waruñu am ay espace ya nga xam ni ñun ñoo koy moom ba pare war see mën a épanouir dañoo manqué ay espace de loisir ay espace d'épanouissement